asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu sëriñ bi di ko sant di ko gërëm mu mel ni moom moo ñu doy ci sunu être ak sunu paraître physique, moom moo ñu doy ci sunu expansion mentale, moom moo ñu doy itam ci sunu transcendance spirituelle. ñuy dellu di jël nuyoo bi di ko teg ci ay loxoom mu jottali ñu ko kilifaam ñun ñëpp ñu dugg ci biir. mu mel ni jaaxle bi dal ñëpp rek ndax xëy na nit ñi De Gaulle moo leen jaaxal waaye ñun de Grand moo ñu jaaxal ndax xëy na De Gaulle culture bi ne ci moom moo tax ngay ragal bu la jiitoo ci kàddu doo am looy wax, waaye bu dee De Grand daf lay yar jàngal la tari li nga war a tari ba pare ñëw ni la taril mel ni loolu moo andi jafe-jafe bi. waaye ñuy ñaan yàlla ci li nga xam ne moom la ñu jëlee ci moom ñu mën a andi ay note ci li nga xam ne moom la mbokk yi wàcce. mu mel ni laab set sell ak sangu xëy na du ñu génn diggante li nga xam ne sunu mbokk Cheikh Tidiane Cissé indi na ko ci wàllu diine principe ak li nga xam ne ànd ko ci wàllu domaine médical. fan yi ci ginnaaw sang bi daf ñu jàngal ni laab dëgg la intention la, mais du doon intention kese dafay sóoraale action, parce que bu fekkee ni yéene la rek boo ci boolee li nga yéene nga concrétiser ko dafay am beneen dimension, day jël beneen dimension. kon nag laab dañuy jàpp ni yéene gu nit ki am pour delloo borom bi li mu moom, mais bu doomu aadama ñëwee ci sunu borom ne dafa fas yéene delloo ko li mu moom, sunu borom daf ko naan nga delloo ma li ma moom yey na, ndax ñi ma bind ñëpp ku si nekk yaa ngi ci sa service. donc yow nag li ma si jaaxal mooy lan moo waral incapacité temporaire de travail bi nga amee, te mooy bu la neexee xëy bu la neexee doo xëy. kon nag balaa ñoo amaat beneen engagement booy renouveler pour ñu jëm ci liggéey faw ñu xam sa incapacité boobu noonu lan moo ko waral. mu ne ko pour ñu xam incapacité bi nan la ñuy def, mu ne ko dama lay jox rendez-vous sama clinique. waaw boo ñëwee sama clinique dinañu xool diagnostiquer ba xam incapacité bi lu ko waral ba nga rëccoon ma. mu ne ko sa clinique nu mu tudd, mu ne ko sama clinique mu ngi tudd Antahira Baytiya. waaw ne ko jox ko adresse bi, ne ko da nga ma fay fekk, ne ko nga def attention nag parce que ñiy wootee ci sama clinique dañoo bari. moo waraloon ma woo ñaari prestataire, kenn ku ñu naan ko yonent yàlla Ibrahim, keneen ku ñu naan ko yonent yàlla Ismaïl, pour ñu nettoyer ma contenu yi nga xam ni moom la ñuy woote ci sama clinique. doomu aadama jël rendez-vous ñëw ci clinique sunu borom ne ko li ñuy njëkk a def mooy dañ lay yóbbu service radiologie. service radiologie moo ñuy wan lan moo waral incapacité bi. mu mel ni service radiologie boobu mu ngi tolloog 7 te ni ñu ko sang bi jàngalee 7 moom mooy jikko. waaw faw ñu xam yan jikko moo ne ci doomu aadama ba mu rëccoon sunu borom. mu foog ni fu ne lay tàmbalee mu ne ko rajo bi mooy yawma yafiru min axiihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi. mu ne ko balaa ma lay wax jikko yi may soxla ci yow faw ñu xool jikko yi tax nga rëcc ma. te li ma seetlu li taxoon nga rëcc ma mooy ñii ñëpp ñoo ma empêché ma am ci yow 100%, ba mu mujjeewu ma lu dul 1% ci yow. loolu faw ñu xam ne mu demee. mu génne résultat rajo bi mu génnee résultat rajo bi mu ne ko premier aspect bi ma gis ci rajo bi mooy da nga nekkee ci kaw suuf rek di wut barke. da nga nekkee ci kaw suuf di wut barke loolu la rajo bi wane. waaw ma laajte lu waral loolu ñu ne ma sa bàyyee la ko sant. waaw ndax dañu naan barke bàyyi. nee na tamal li ma sóoraale ba ma lay bind ci wàllu barke ci ñett rek la dellu. te mooy comme créature nga comme yeneen créature yi da nga sosu boo dekkee ku sosu war ngay wéttal ka nga xam ni moo la sos. waaw loolu dana la jural barke. ñaare bi la mën a andil barke mooy foo toll ngay def li la war. waaw kuy def foo toll di def li la war loolu itam mën na la andil barke. mu ne ko ñetteel bi ma gis ni mën na la andil barke mooy réalité yi ma bind xaqaayik yi ma bind nga xirte woo di sonnee sa bopp pour xam nan la demee. ñett yi gis naa ni man moom laa prévoir pour mu andil la barke.
kon bu ma gisee nga nekkee ci kaw suuf di wut barke ma laajte ñu ne sa waajur bu góor moom moo la ko sant du ma comprendre loolu moo njëkk a feeñ ci résultat rajo bi. ñaareelu aspect bi feeñ ci résultat rajo bi mooy dama gis itam nga nekkee ci kaw suuf lu la neex def waaw lu la neex def bi ma wëree laajte lan moo waral loolu ci sa système ñu ne ma parce que doom neex na ndeyam waaw comme doom neex na ndeyam lu ko neex def mu ne te bu jàppee baatu ndey boobu mu dellu si ba ci man li ma prévoir mooy lu la naqari di la dal waaw ndax lu la naqari di la dal si ngay amee jom si ngay xamee sa bopp kon nag jàppal ni à partir d'aujourd'hui nga def face aux adversités dafay doon farata nga trouver sa confort ci biir adversité yooyu mu ne ma seetlu itam beneen aspect ci résultat bi mooy jabar ñu ne yàqal doom ñu ne yaral mu ne te li ma prévoir ci li ngeen tuddee jabar mooy renfort la waaw wallahu jaala lakum man dama instauré min anfusikum ci seen système azwajan renfort wa jaala lakum min azwajikum ci biir renfort yooyu banina wa hafadatan mu am ay jonction directe ak jonction indirecte ni nga koy comprendre mooy soxna si am problème ci sëyam xëy ne man damay génn ci sëy bi waaw ndax dara bàyyiwu ma fi parce que xëy na jonction yooyu nekku fa du doom du lenn mu ne dama ciy génn bokkul ak ki nga xam ni crise am na ci sëy bi mu ne budul woon njaboot gi ma dem sama yoon di xool njaboot gi di xool njaboot bi di xool njaboot gi ba am juróom fukki at ci sëy bi ba am téeméeri at ci sëy bi jonction ya fa ne loolu moo ko waral mu ne lii laa prévoir ci li ngeen di tuddee jabar doom ñu ne yàqal mu ne doom dimbalil laa ci xam waxuma yaral mu ne parce que bu dee doom yaral li na ci yow moom ngay def ci moom te boobu maytul ni nga ma rëccee noonu la may rëccee moom itam kon dimbalil te mooy boo amee sa morceau pain nga sédd ko ci boo amee sa fonde nga di ko ci sédd ak yu ni mel loo baaxle nga layee ko biir bokkul ak yar ba léegi mu ne ko yii yëpp génn na ci résultat rajo bi comme jikko yooyu nag moom moo fi ne li koy dindi mooy dañuy def opération chirurgicale pour dindi ko ci yow waaw li Seydil Hadji Malick nag wax moom moo ci ne opération chirurgicale la boo xam ne amul anesthésie loolu moo waral ñu bari ñemewuñu ko affronter waaw parce que nee na soit nga nangu mu màtt la ba mu dagg looloo ko fiy jëlee waaw te loolu nag ñu bari ñemewuñu ko moo waral bari na nit yoo xam ni sunu borom pare na yépp ak ay instruments am pour defar leen mais amul fu mu leen jaar ndax rupture bu metti boobu la ñu nanguwul def waaw mu ne ko yow nag bu fekkee ni pare nga mën nañ jublu ci opération chirurgicale boobu njaboot bi ne ko xëy na man sax ragaluma opération bi waaye bu fekkee ni nit dafa war a doxi sa yitte rek ak di xalaat ci say mbir loolu mën naa ko ndax boobu ba léegi loolu laa doon def ci penc bi waaw mu ne ko yëf yi nag simplewul noonu da nga ko xool ci niveau 2D waaw parce que opération bi organe bi ñu koy def mu ngi tudd noyau humain li nga ciy fonctionner boobu ba léegi ci 2D la ñaari dimension yi te mooy lu la permettre nga doxi sa soxla nga wax ak lu la permettre ngay xalaat mais am na beneen troisième dimension muy dimension inouïe boo xam ni fonctionné wul ci yow loolu moo waral nga rëcc ma waaw mu ne ko 2D boobu noonu may demee nan la demee mu ne ko wa shams tajri li mustaxarin laha zalika taqdirul azizil alim wa shams tajri li mustaxarin laha sa dimension physique ni muy fonctionné zalika taqdirul azizil alim al taqdir boobu noonu mooy interconnexion taqdirul aziz ci dima activité physique alim ci apport mental wal xamaru xadar naaw manazil mu ne ko sa xel itam dafay étendre graduellement xataa aadakal xurjuunil xadim ba fees espace bi ñu ko tëgg mais du fonctionner noonu la shamsu yanbaghi laha an tudrikal xamar wala laylu saabihu wa nahar du da ngay def tey sa physique suba sa mental waaye wa kullun fi falakin yasbaxuun noyau la boo xam ne dañuy évoluer ensemble 2D boobu noonu moo tax comprendre dimension inouïe bi la manqué bu ñu defee opération bi nag ci 3D bu ko defee dimension inouïe bi di spirituel daal di mën a dugg mu ne ko loolu nu ma koy déggee mu ne ko ci 3 6 9 bi 3 bi ñetti dimension yi te mooy physique bi ma la wax mental bi ma la wax ak dimension inouïe bu spirituel muy 3 bi mu ne ko 6 bi nu ma koy déggee mu ne ko wa shamsi wa duhaaha wal xamar iza talaaha wa nahar iza jallaaha wa leyli iza yaxshaaha wa samaa'i wa ma banaaha wal ardi wa ma tahaaha wax am nga shams am nga xamar am nga nahar am nga layli am nga sama am nga ard muy 6
mu ne ko duggante gi ñuy duggante nag moom mooy waral muy fonctionner si ñetti dimension yi. bi ñu ñëwee mu wa nafsin wa ma sawaaha sang bi moom moo ñu si dimbali ci réponse nañu mooy carburant bi waaw mooy énergie bi doxal noyau boobu noonu donc wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha mu conditionner son fonctionnement, le fonctionnement du noyau humain. Wa taqwaha di produire de la volonté. Qad aflaha man zakkaha bu danger bi ñëwee mu résister au choc. Waxat xaaba man dasaha wala bu danger bi ñëwee bu résister wul au choc mu créer ay fissures wala sax faf kazabat samud bi taqwaha dimension écartelée wu dimension physique dem nii mental dem nii physique spirituelle dem nii. kon nag il faut une intervention d'urgence fa xaala lahum rasulullahi naaxatallaahi wa sukiyaha mu ne ko 3D bi noonu lay fonctionner bu ñu defee intervention chirurgicale boobu ba defal ko pansement yi mu noppalu xëy le lendemain mu ñëw sunu borom ne ko xanaa ñu libéré la waaw ñu libéré la defal la ordonnance parce que ku def intervention chirurgicale faw mu am ordonnance yooyu demee ak sa kër waaw ordonnance bi mu ngi tudd anazafatu minal iman loolu la ordonnance bi tudd mu ne ko waaye balaa ñoo jëm ci ordonnance boobu dama seetlu ni malade bu dëgër bopp nga luñ la faj boo jëlul garab yi du servir dara waaw kon nag mu ne ko loolu lu mu tekki mu ne ko yaa bani aadama xuzu zinatakum inda kulli masjid waaw foofu li may wax ne ba yaa bani aadama la wax ba pare tudd masjid boo ko tënkee ci cadre diine rek dafay xaw a xat ba mu ëpp waaw donc yaa bani aadama yéen nit ñi xuzu zinatakum inda kulli masjid l'être et le paraître font partie du culte kon nag wakulu washrabu wala tusrifu wakulu washrabu fexe leen ba seen régime alimentaire wala tusrifu bu mu obstruer seen régime spirituel loolu moo waral ñu andi fenêtre ci ramadan waaw habituellement ni ngay fonctionner ñu andil la contexte boo xam ne sa activité spirituelle dafay prendre le dessus sur sa activité alimentaire pour nga yëg masse boobu sëriñ bi doon wax ni nit da koy yëg ci boppam mu fees ku biiram ba mu nekk conciliant ku favorable à faire certaines choses ku animé de bonnes intentions mu ne loolu rek laa si jublu ndax innahu laa yuhibbul mushrifin sunu borom képp ku perdre ce sens d'équilibre pare na ci yow waaw ne ko mooy conseil bi ma lay jox balaa may établir prescription médicale bi waaw mu bind ko ordonnance bi si jiitu médicament bi si jiitu mooy suhufan mutahharatan waaw mooy bi jiitu si ordonnance bi waaw mu ne ko loolu nu mu demee mu ne ju bari dañuy daw songu alquran waaw alquran mooy médicament bi mais posologie bi nag mu ne posologie mooy kitaabu maknuun parce que si la sama volonté ne waaw les textes la sama volonté mooy alimenter textes yi kon balaa ngaa sonnee texte bi sonneel sama volonté fu mu toll ba noppi moo tax mu ne innahu alquranun karim waaye li mu ci teg fii kitaabi bi maknuun laa yamassuhu illal mutahharun du la servir du dul sa appareil de réception nekk au point pour nga xam sama volonté fu mu toll waaw loolu moo waraloon mu ne wa yuallimuhum dañu lay nampal al kitaaba sama volonté wal xigma ak science de vie bi mu àndal bi mu ko expliquer premier médicament bi deuxième médicament bi mu bind si ordonnance bi mooy rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu nekkul ay nit yu bees rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu mën na nekk sax nit ñu ancien mais bu xigma bi changé bu ñëwee amuñu benn problème pour dëppoo ak xigma bi waaw amuñu benn problème pour ànd ak seen kilifa si jëm fi ñu jëm moo tax ñu ne sang bi haute science boo ñu jàngal ku bokk espèce humaine doyooñu pour àndel ñu argument majeur rek moom la ñuy jël waaw loolu lañu jàpp si rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu muy si mu nekk si deuxième médicament bi troisième médicament bi mu ne ko boo jëlee deuxième médicament bi am na fu muy toll boo ko jëlee 3 jours wala 4 jours mën nga commencer prise u troisième médicament mooy lan wallahu yuhibbul mutatahirin mooy garantir guérison bi mooy garantir traitement bi waaw mu ne ko lii boo ko jëlee boo toogee tuuti dana am ay effets secondaires yu la gane si waaw mais bul jaaxle parce que effets secondaires yi signe la ni traitement bi mu ngi marché mu ne ko luy effet secondaire bi mu ne ko yuutil hikmata man yasha waaw ba man yuutal hikmata faxat uutiya xayran kasira waaw te mooy yuutil hikmata man yasha sunu borom mooy favoriser al hikma pas man yasha ba xëy na doone ku ko neex ndax sang bi moo ñu jàngal ni sunu borom bàyyil xel ni léppam sélection la waaw donc yuutil hikmata mooy favoriser al hikma man yasha ku sélectionnable ba man yuutal hikmata ki nga xam ne dëppoo na ak volonté boobu faxat uutiyee xayran kasira dootul nekkati kuy rëcc sama contrôle waaw
waaye wamaa yazakkar balaa loolu di mën a nekk illaa ulil albaab nga nekk koo xam ne da ngay sonnee intelligence naturelle waaw ndax sang bi moo ñu waxoon ni diggante activité conscient ak conscience sonal gi mu lay sonal mooy xëccoo gi donc boo liggéeyee ci cadre intelligence naturelle dëppoo ak dëgg lu ni mel dana la yomb waaw mu ne ko lii mooy effet secondaire yi bu lay dikkal rek mën nga jàpp ni traitement bi mu ngi marché waaw mu kiteeg moom saafonteeg moom doomu aadama génn clinique bi ba agsi si perron bi mu dab ko waaw mu dab ko ne ko ci sa cadre ni ngay dundee feebar bi fi nga jëm nee na ko dina am ay impureté yoo xam ne da lay gane si impureté yooyu bu la ganesee rek da ngay sangu waaw par rapport ak degré bi am na sangu mu ndaw bi par rapport ak degré bi toujours am na sangu bu mag bi waaw sangu bu ndaw bi nga di ko def fréquemment sangu bu mag bi nga di ko def mu ne benn organe lay sollicité mu ne ko raxas bi yemul ci organe bi rek loolu moo yéeme ci sangu set ndax bu fekkoon ne affaire impureté la rek li takk moom ngay raxas mais lan moo tax ngay raxas entité bi yëpp mu ne lu tax ngay raxas entité bi yëpp mooy envie bi tàmbaleewul ci bi nga defee acte bi envie bi tàmbalewu na ba mu manifester ci sa système bassesse yi fi dox yëpp ba nga koy accomplir mooy waral grande ablution bi waaw mu ne ko boo respecté loolu incha allah di nga mu mën a xëy sil nit respecté doomu aadama respecté loolu ba doon nit bëgg a ñëw xëy ci si entreprise bi bu mu ñëwee ci entreprise bi mu ne ko ñaari poste moo fi am noblesse moo fi nekk ak servitude ñaari poste yooyu c'est évolution professionnelle mu ngi dépendre si ni nga koy exercer moo tax une destination vers l'inconnu pour ñu xam nag nan la doomu aadama évoluer ci entreprise sunu borom ndax fas yéene ko liggéeyal ñu di leen jox rendez-vous ba jeudi prochain incha allah ngeen baal ñu yàq. Noblesse et servitude vers l'inconnu clinique bi moom fu mu ne